salaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na li ci gën a fës ay ñaxtu yu bees yu am fële ca Diohine nekk ba ca Fatick benn nit ñàkk ci bakkanam mi ngi toll ci juróom benn fukki at moom ñi ay jegeñaaleem dañoo ne ab AVC la am ginnaaw ba mu nalee gaz lacrymogène yi takk der yi doon sànni ci manifestation boobule. fukki fan ginnaaw lakk ba amoon ci hôpital Magatte Lô ba ca Linguère ñeenti liir faatu ca sunuy ndaw dem nañu dajewaat ak yenn ci ay waajuru xale yooyu le xool ndax ñu ngi leen di taxawu ci wàllum xel ñoom ay yaay gis ni rek seen xel mi ngi dellu si waat ndànk-ndànk naam amul benn psychologue bu ñu leen yebal foofu le ngir mu waxtaan ak ñoom gis nañ tamit ab njàppandal ñu ne bu jógee ci yenn ci ay kilifa. tey jilee altine ñetti fan ci weeru mai di bés bi ñu jagleel liberté de la presse maanaam ñi yëngatu ci wàllum média mën a moom seen bopp def seen liggéey ñi bokk ci mbootaay bi ëmb association de presse yi moo di ay taskatu xabaar technicien ak ñeneen dajaloo woon ca buntu ministère de la communication wax seeni soxla la ca gën a fës nag mooy fexe ba lépp luy anamu liggéeyukaay mu gën a ñoŋ ak li ñuy duppee convention collective ñu wàccoo ak moom rawatina njaatige yi ci biir réew mi it am na ay manifestation yu fa am dinañ ci ànd tuuti ci kanam ak yéen. beneen ponk ci xibaar yi booy xool ci Afrique téeméer boo jël ñeent fukk ci garab yi ñuy jëfandikoo ci fraude la tukkee commandant brigade subdivision douane ba ca Kaolack moo wax lu ni mel di xamle ni loolee ay njeexital yu bon lay am ci askan wi àdduna bi booy xool at wu nekk téeméeri junni ci ay doomi aadama ñoo ciy ñàkk seen bakken laataa ñuy tàggatoo yi dinañ leen wane lekk benn soxna buy dawal camion mu di lu ñuy bañ a faral di gis ci réew mi métier bi góor ñee ca ëpp moom Ndeye Khady Gueye di def liggéey boobu le juróomi at a ngi nii ba léegi muy ñaax ay moroomu jigéenam ñu jéngu ko ne liggéey bi dara amu ci yaatal gi ci kanam tuuti lay doon mbokk yi. ginnaaw bañ la nuyuwaatee ba noppi xibaaru diggi bëccëg yi dañ koy dooreek fële ca diwaanu Diohine nekk ca région bu Fatick ay manifestation moom moo fa amoon démb amoon na fan yële weesu ba dal am waaye dafa amaat démb ba benn waaye bu toll ci juróom benn fukki at ñàkk ci bakkanam ñu ne dafa bokk xeeñtu gaz lacrymogène yi foofu le ginnaaw sax la am ab AVC ba mujjoo wuy ju sunu borom ci tey ci suba dafa mel ni dal xaw naa amaat foofu le dañ ci ànd ak Aminata Goudiaby ni moom moo xewoon démb ci Diohine nag am na ku ci loru góor la gu ay atam war a toll ci juróom benn fukk moom nag bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon marche démb ngir bëgg Serigne Bara Sène jóge ci seen dëkk ba moom góor gi nag nee ñu malaise la def ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay mbokkam ne dafa def accident vasculaire cérébral loolu nag la ñu xamal ñi nga xam ne moom moo di autorité administrative yi centre de santé bu Fatick bi nga xam ne fa lañ ko indi woon fa la mujjee sax ñàkk ba kanam tey ji ci suba nag amel ni calme bi ñëwaan na ci Diohine waaye nag boo fa demee xar kanam gi changé na ndax li nga xam ne moom moo fa xewoon démb ndaxte ay jalu xeer di nga ko gis ci mbedd mi ak itam ay cartouche grenade lacrymogène ci fi nga xam ne nag moo dendeek këru sëriñ bi nga xam ni démb am nañu ko taaloon am nañu fa taxawoon dara desatu fa lu dul doomu taal ak matt moo xam ne dafa lakk ba jeex ñu wax ne nag démb fukki nit ak ñeent amoon nañu ay gaañu-gaañu mu bokk ci juróom benn gendarme waaye nag ay gaañu-gaañu yu yamamaay rek la woon ne ñu itam fanweeri manifestant ak juróom-ñeent yi nga xam ne gendarmerie tegoon na leen loxo mujjee nañ leen libéré démb ci guddi gi ab source nag di ñu xamal ni ndaw yi gannaaw démb dañ doon def marche pacifique mu mujj indi ay jafe-jafe ñoom ñu ni dootuñu fa organiser ti benn marche waaye nag Serigne Bara Sène duñ ko bàyyee noonu ca seen dëkk ba fas yéene nañu ko yóbbu ci yoon ngir mu abal leen Diohine ñu ne nag ki nga xam ni moom moo di Serigne Cheikh Ndigal Sène di papa ci Serigne Bara Sène war naa janook taskatu xibaar yi. dinañ ci ànd ak yéen ci kanam incha allah dañuy dem fële ca Linguère rawatina ci hôpital Magatte Lô lakk ba fa amoon ba ñeenti liir ñàkk ci seen bakken njiitu réew mi gannaaw sa dafa waxoon jëwriñ bi ñu dénk wér-gu-yaramu askan wi mu taxawu yooyee waajur ci wàllum xel ngir seen xel mën a dellu siwaat suñuy ndaw dem nañu ca Odiolde Kumuux ak Barkedji ngir dajeeg yenn ci soxna yooyu le naam sax am nañu ñëw seet si leen gisaguñu benn psychologue bu ñëw ngir jàppale leen ci naqar boobu la ñuy dund naam seenub xel mi ngi dellu si jamono ji reportage Mouhamadou Moustapha Ndiaye Omar Ka. ñeel faatu ñeenti tuut tànk ca hôpital Magatte Lô bu Linguère mi ngi gën di law ci conseil des ministres bi ñu génn njiitu réew mi jox ndigal jëwriñ bi yore wàllu wér-gu-yaram mu gunge way ñàkk yi ba seen xel mën a dellu si.
dama demoon fi ñuy dencee liir yi ngir nàmpal sama doom ba ma egsee ba foofu ñu ne ma naa xaar ay simili rek lañ ci teg daanaka ne ma foofu boppam dafa lakk ba sama doom bi faatuwaale ci moo nekkoon sama ñeenteelu doom. metti na de metti na loolu waaye daanaka ñëpp taxawu nañ ma wax dëgg yàlla njiitu réew mi sax taxawu na ma ndax yónnee na ma benn délégation maa ngi sant yàlla bu baax a baax ndax mënoon nañoo bañ a def loolu waaye alhamdulilah. Samba Ndiobène gouverneur ñëw na fii def tournée ci Barkédji ci tàngoor bu métti ñëw toog fii lii mooy accompagnement parce que boo gisee sa ay kilifa ñëw fi ñu ne yow yaa tax ñu jóg sa xol day sedd loolu mooy accompagnement bu njëkk bi accompagnement psychologique la. ca Touba Odiolde jàpp ko muux ba Barkédji li ñu fa nemmeeku benn la moo di wayjuru xale yi faatu seen xel mi ngi dellu si ndànk-ndànk. moom nit la ndax am na xol waaye teewut it manes naa toloore ne mi ngi koy dund ci dundin wi nga xam ne moom la ko war a dund ci nit ku gëm yàlla. pour maanaam mu man koo daal di miis noonu moom mënta nekk waaye ñu it nag noo ngi fexe di ko jàppale ci lu bëree bëri ndax duñu nangu mu wéet dañuy waxtaan ak moom ci lu bëri. mais nii moom ci mën na waxtaan ak yow su la neexoon léegi ma autorisé ko mu ànd ak yow dem sa kër yendu ji fa suba. li ñu nemmeeku mooy way ñàkk yi ba léegi amul benn gunge bu leen jàppale ci wàllu assistance psychosociale mu wuteeg loolu ne ko njiitu réew mi digle woon ci conseil des ministres bi ñu génn. ci kilifa yooyu ñu wax xam ne benn député di Annie Meng moom dem ci njaboot yooyu la jébbal leen seenum jaal waaye it xool ci yan anam la leen di jàppale massawu leen ci tiis woowule dal leen muy ñaax tamit kilifa yi ñu def seen kéem kàttan ba yaay yi ñàkk seen doom ñu mën leen a faj ci kër docteur bu ñu leen mënulee yabal ay psychologue ci seen xel. Annie Meng député la dañ koy déglu ci micro Mouhamadou Moustapha Ndiaye ko maxka ci la commune Barkédji pour ñëw massawu ñi nga xam ne tiis bi fi jàlloon semaine bee passé dal na seen kaw ñuy samay moroomu jigéen may yaay xam ne nu métit bi toll ma bëggoon ko ñëw partager ko ak ñoom gannaaw ba nga xam ne bi mu leen di dal daf ma fekkoon ma tukki bi ma ñëwee nag li ma njëkk a def mooy ñëw dans le département dem seeti leen waxtaan ak ñoom jaale leen saafante ak ñoom wax leen ne leen lii dogalu yàlla la ba ñu ngi sant yàlla ñoom biñ ko xamee ba nangu ko muñ waaye li ci des mooy may woo le président di ko wax tamit ministre de la santé que ñu accompagner leen psychologiquement rek yóbbu leen ci hôpitaux yi gën a mag yi saytu leen boole leen nag ay psychologue ñu xool leen bu baax jàppale leen. tey jii ñetti fan ci weeru mai mooy bés bi ñu jagleel liberté de la presse maanaam ñi ciy liggéey taskatu xabaar yi moo xam techniciens yi ñu mën a moom seen bopp ci liggéey boobu la kenn du leen xoqatal tey jii CAP di coordination bi ëmb association de presse yi ñu ngi daje woon ca buntu ministère de la culture et de la communication wax seen i jafe-jafe Alhassane Ba teewoon na ci Alhassane Ba mi ngi fi ak ñun sax Alhassane maa ngi lay nuyu. jafe-jafe yi bëri na waaye tey jii am na yu ci ëpp solo yoo xam ne moom la ñu wax kilifa yi ngir mu gën a mën a dugg ci seen nopp. mi ngi noonu xam nga tey dafa nekk bis bi nga xamante ni ñun taskatu xabaar yi ñoo ko moom dafay nekk occasion aussi ñu mën a exposer li nga xamante ni moom mooy suñu condition d'existence ci biir kër taskatu xabaar yi waaye itam li nga xamante ni tey mooy wareef ñi nga xam ne ñoom ñuy mooy les employeurs ak njaatige yi waaye itam ñi nga xamante ni ñoom ñooy nguur gi l'État donc loolu tax tey dafa nekk journée bu particulière ñu célébrer ko également d'une façon particulière mooy tey comme ni nga ko waxee rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy taskatu xabaar yi ak même ay patrons de presse teew fa donc ngir wax li nga xamante ni tey moom la ñu gis ne taskatu xabaar yi ñu ngi koy jànkonteel ci biir réew mi donc mu doon occasion boo xam ne wax nañu lu bëri loo xam ne ñu ngi koy dund agression yi nga xam ne tey jii boo seetloo weeru mars bi ñu génn ak manifestation yi fi amoon gis nga ñun ñi sax doonoon nañu ay victimes bu doon toon li nga xamante ni ndimbalu yàlla tey jii leneen la ñuy wax waaye yooyu yëpp yàlla def na ci saafara donc mu nekk ay mbir yoo xamante ni tey ñun taskatu xabaar yi ñu ngi koy dund ba tax na nag wax nañu loolu wax menaces yi nga xam ne mu ngi peser si ñun wax également conditions yi nga xamante ni ñu ngi koy dund conditions yoo xam ne conditions précaires waaye également li nga xam ne tey moom mooy wareefu nguur gi ci wàllu li nga xamante ni moom mooy convention collective bi yooyu yëpp mu doon ay jafe-jafe yoo xamante ni tey war nañ cee taxaw ñu gis ne tey doon na occasion également ñu rappeler doléances yooyu noonu ñu fexe ba buñ fi jógee tey mu doon
beneen déclic bu bees boo xam ne tey presse bi dina ko dund mu doon loo xam ne war na ko dund ndax presse dafa nekk lu am solo ci biir réew ndax presse bu amul ci biir réew wàllu démocratie dellu gannaaw lay def wala duñ ko sax wax ndax presse boo xoolee tey lépp li nga xamante ni mu ngi xew bu presse amul kenn du ko xam presse mooy jouer rôle boobu noonu rôle de sentinelle boobu bi nga xam ne moom mooy li war ngir ñu jot xabaar yi nga xamante ni moom mooy yu war donc loolu mooy li nga xam ne tey bëggoon nañ ko fësal foofu li nga xam ne mooy ministère de la communication ak culture. ci tooxaanu ñaxtu boobu mi ngi noonu lan lañ mën a jàpp ci ñi fa nekkoon wala li ngeen fa wax li fa xewoon tey jëlee ci suba. naam sax yàggul donc bu ñu mën nañu jàpp rek ni CAP. nga xam ne moom moo ëmb association ñi nga xam ne ñoom ñooy woy taskatu xabaar yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les patrons de presse ak sax ay syndicalistes yi nga xam ne teew nañ fa ngir jàppale leen ñoo xam ne bokkuñ ci presse bi benn kàddu la ñu wax presse nañu joxante loxo ñu doon benn di xàccandoo di dóorandoo mooy maanaam ñu waxee benn voix ñu fexe également li nga xam ne moom mooy les employeurs li leen war ak ñi nga xam ne mooy les jeunes reporters ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir ñu fexe li leen warloo ak ñoom ñu def ko nguur gi li nga xam ne moom la warloog këru taskatu xabaar yi mu fexe également mu def ko ba mu mat donc mën nañ jàpp ne en grosso modo loolu la waaye également li nga xam ne jotoon na fi xew ci agression ci menace nee nañu ñoom bëggatuñ koo gis. jërëjëf Alhassane Ba moom moo demoon tey jëlee ci toogaanu ñaxtu bi coordination association de presse doon am tey jëlee ci ñetti fan ci weeru mai bés bi ñu jagleel yamul ndakaaru ndax ci biir réew mi tamit amoon na ay manifestation lu ci mel ni ca Fatick foofee la gën a fës mooy ñaxtu correspondant yi ñu nekk ci région yi ñoom tamit ñaare ay jafe-jafe yu metti la ñuy dund ngir mën a fexe ba askan wi saa su nekk di leen jox ay information yu leer dañoo bëgg ñu gestu leen ngir ñu bañ a nekk ngir bokk yu bëri bañ leen a sonal lu ci mel ni wàlluma ger dañ ciy déglu Aminata Goudiaby moom mooy point focal bu convention jeune reporter foofu lee ci région bu Fatick ci micro Abdou Karim Bey. chaque journaliste ñu teg sa kanam benn oto peut-être organes yëpp mënuñu ko yàlla baax na am na organe de presse yoo xam ne quand même yi am des stations régionales ñi ngi koy def ñi ngi doté de leur personnel de véhicule pour ñuy mën di déplacer et ça c'est ce qui est normal parce que tey le journaliste devrait être tey même bu amul oto mu am assez de moyens yoo xam ne tey buñ ne ko woon am na lu am joyin mu am xaalis bu ko yóbbu mu dem ba joyin dem couvrir ko ñëwaat bañ a rek toog di laajte téléphone di woote téléphone di li parce que loolu gënul ñun suñu liggéey du rek couvrir CRD wala séminaire day laaj benn saa ñu dem sur le terrain te sur le terrain dafa laaj souvent ngay am xaalis assez d'argent à ta disposition pour di ko mën a def à temps di mën a joxe résultats yi nga xam ne moom lañ lay laaj tey journaliste war na fu mu toll dafa war a am crédit téléphonique fu mu toll dafa war a am li nga xam ne moom moo di connexion internet yooyu mooy conditions yi nga xam ne moom moo ko mën a jàppale muy joxe les résultats yi nga xam ne moom lañ ko laaj tey itam dina ko protéger ci lépp loo xam ne moom mooy corruption lépp loo xam ne moom mooy yenn tentation yi ak lépp luy xeetu yabaate wala doya dal journaliste boo ko mettre dans de bonnes conditions yooyu yëpp dina ko réunir ba yu bëri ndes nit matul mais yu bëri dina ci mucc. Aminata Goudiaby nekk it correspondante bu groupe Futurs Médias foofu ca Fatick ba ñu noppee ci seen toogaanu ñaxtu boobule am na ab mémorandum ab këyit bu ñu tënk seen i jafe-jafe jébbal ko gouverneur bi ngir fexe ba suqali presse bi ci boppam faaw mu jaar ci ñu wàccoo ko lépp lu yoon tëral ci wàllu woowule ci réew mi am na ay coppite yu ñu door sax ki jiite communication ci ministère de la culture et de la communication moom moo ko xamle nee na am na ay jéego yu ñuy def te ci kanam tuuti dinañ ci gis ay njeexital Ousseynou Dieng moom moo nekkoon ganub info du matin dañ koy déglu ci micro Mame Biram Diouf ak Thierno Laurent Mendy. yéen journalistes yi ñëpp xam nañ seen taxawaay ci wàllu pluralisme de l'information et ñëpp xam nañ pluralisme de l'information nu muy suuxalee démocratie li tax ñuy rafetlu maintenant li ministre bi ci boppam wax na ko que nañ def de sorte que ñu baral réforme yi maanaam mi ngi jëm ci entreprise de presse yi fexe ba entreprise de presse yi mën a respecter convention collective derrière état bi dina mettre en place benn fonds d'appui de développement de la presse taxawal nañ ko ba pare pour que fonds boobu jàppale ñi nga xam ne ñi ngi respecter règles yi assainir école de formation yi fexe ba régulation bi mucc ayib moo xam ci médias classiques yi la moo xam ci rajo ci télévision moo xam ci presse en ligne moo xam ci réseaux sociaux parce que boo xoolee médias classiques yi dañ daan jëm après ci presse en ligne dem ci réseaux sociaux yi léegi nit ñi ci réseaux sociaux yi la ñuy ñëw di alimenter wu et loolu mooy danger bi il faut pas que ñu bàyyi n'importe qui di manipuler n'importe quoi di wax n'importe quoi parce que dinañ toll jamono yoo xam ni
question de sécurité nationale ak question de stabilité sociale maanaam li nga xam ni mooy ñun ñëpp moo ñu tënk li nga xam ne mooy suñu bokk moomeel lépp moo ñu tënk mu ñu éviter ay boddikante yooyu yëpp presse bi daf ci am rôle et c'est loolu responsabilité bu rëy la. mu ngoog di ndokkeel bépp taskatu xabaar bépp technicien ak képp kuy liggéey ci média yi ci bés bi la tey jilee beneen ponk ci xibaar yi jàpp leen ni ci Afrique téeméeri garab boo jël ñeent fukk yi garab bu fraude la mu di luy doy waar xibaar yooyu le colonel des douanes Mame Assane Cissé moom moo ko wax moom mooy commandant brigade subdivision des douanes ba ca Kaolack ginnaaw ba mu sukkandikoo ci ay xayma yu tukkee ci OMS organisation mondiale de la santé nee na ci àdduna wërngal këpp at bu nekk daanaka téeméeri junni ci ay nit dañuy faatu ndax garab yooyu le askan wi jot nañu wax ak ñoom ci loraange yi colonel Mame Assane Cissé la ñuy déglu ay kàddoom Ibrahima Diame ak Fally Gueye ñoo ko taataan. garab yi dina rey 100 000 personnes par an 100 000 personnes dana leen rey nee nañu aussi tamit boo ko xoolee ñeent fukk si téeméer yoo jël garab yi nga xam ne yooyu ñu ngi surveillé fii si Afrique baaxuñu boo ko seetee garab yi sànq yi ngeen xool. ay la nga si gis ay aphrodisiaques nga si gis ay nu mu tuddati ay paracétamol yooyu nga si gis aphrodisiaques yi par exemple mi ngi mel ni rek nga jël 2 chevaux carcasse 2 chevaux bëgg si teg moteuru V8 mais bu commencé carburé carcasse bi day daañu day toj gis nañu sax ay ñoo xam ne dañuy am fissure cardiaque du fait de ces produits aphrodisiaques là dara baaxu ci on a vu des insuffisants rénaux. nos médecins les néphrologues là chaque jour ñi ngi alerter population ñi ngi alerter population wax nañu ba sonn ñun nag yooyu ñun non seulement dañuy jëf pour aar koom-koom mën a waaye aussi tamit war nañoo wax pour gën a mën a sensibiliser population war nañoo gën a mën a jàppale parce que la ñuy def defuñu ko pour ñun pour ñoom lañ koy defar parce que trafiquant bi fu muy jógee ci kër la jógee ci kër lay dellu suñuy doom lañu suñuy mag lañu suñuy rakk lañu suñuy lépp lañu donc war nañoo mën a waxtaan ak ñoom comme ça seen xel yi gën a mën a dellu si waat pour ñu éviter def yenn yi. dañuy desandi ak waa douane ak liggéey bi ñuy def am na lim bu takku bu ñu teg loxo ci yamba wala ay garab yu baaxul nam ko waxee sànq wala suukar loolee lépp fraude la brigade bu Kaolack bu Nioro ak bu Kaolack ñoom ñoo lëkkaloo ci liggéey boobule daanaka marchandise bi booy xool xayma bi ay téeméeri millions la trafic bi lu ci ëpp ñu ngi koy def ak ay moto Jakarta bés bu nekk ñoom daanaka douane yi dañuy dóor dàqe ak dawalkatu Jakarta yooyu la Ibrahima Diame Fally Gueye ci région bu Kaolack. dàqante bu mel ni ku lekk male ci digg àllu Nioro diggante kon douanier yeeg ñii di trafiquant yi yore seeni moto di daw xel yu kenn mënta nittali lii nag simulation la waaye nag douanier yi nee nañ nii la ñu dëkk ak ñoom. waaw nii la chaque jour nag chaque jour nii la ñuy dëkk ak ñoom mais lii du dara janvier ba léegi brigade mobile douane Nioro def na 1 tonne 300 de chanvre indien. boo doxantoo nag dem ba ci brigade commerciale bu Kër Ayib foofule itam opération yi bëri nañu lool bu ci mujj rek mu ngi toll ci 700 kilogrammes yamba yu nga xamante ne lii ñu ngi ko defoon ci camion bu fees dal la ki saaku ngooñ yeneen yi ñu dàqee leen ci àll bi ñu sànni ko fa. bon saisie bi fii mi ngi nekk 22 kilogrammes mu yamba voilà ak ay presque ay 400 kilos de faux médicaments. En plus aussi am nañ aussi ay munitions de guerre. ci brigade des douanes bu Kaolack itam fii ci même semaine bi la ñu jàpp oto bu nga xamante ne médicament yu fees dell. garab yi bu ñu ko évaluer rek mën na toll ci 38 millions ci suñu koppar te aussi tamit du dara ñu ciy loru lu dul suñuy mbokk yi xamante ne ñooy consommer produit yooyu noonu. li ko dalee nag Kër Ayib jaar Nioro ñëw ba fii ci Kaolack trafic de drogue bi ñu fi mel jéggi na dayo lool waaye nag douanier yi xamle ne am nañ ay moyens yu mat sëkk ngir mun a jàkkaarloog ñii di délinquants yi. jërëjëf Ibrahima Diame njiitu réew mi président Macky Sall ñu ngi koy xaarandi ca Malika semaine bi la askan wa ñu ngi koy xaar ak ay ñaxtu lu ci mel ni liggéey ba ñu door ca xàll wa jëm Caaroy Kër Massar Caaroy jaar ca Malika ca boppam ñu ne liggéey boobule dafa tagga témbe décharge bu Mbëbës waaye tamit seeni suuf yu ñuy sax-saaxee loolee lépp ay ponk la yu ñu nam waxtaan ak njiitu réew mi di ko ci xaar ni ay saafara Moussa Gueye lañ ciy déglu moom moo bokk ca cadre de concertation bu Malika ci micro Ndongo Ka ak Asmalik Diop.
lanu wax ni boobu ba léegi tali baa ngi fi ñu commencé Kër Massar ñëw ba ci montagne bi mu taxaw fa dañu bëgg nag président nga joxe ay directives situation Mbëbës wax nañu ko waxaat nañu ko Mbëbës bi nee naa li may rappelé man defe naa ni 1970 lan fi jëkk a indi kon nag léegi comme yàqal nañu lu bari ci Mbëbës bi dañu bëgg président li nu perte ci Mbëbës bi yëpp ña nga xam ne seeni tool ñu ngi fi woon ñu ci doon bay di ci dund da nga bëgg ñu dédommager leen xool leen dëkk bi recensé na leen xam leen ñi fi nekk li ñuy wax mooy sunu suuf si bi nga xam ne moom la fi sunu maam yi bàyyi la ñu bëgg président de la république joxe ay directives pour képp koo xam ne moom doon ndawam di fi ñëw mu bàyyi ñoog sunu suuf Malika musul am kayitu suuf parce que village traditionnel la dëgg la jokku ci Seydina Limamou Mahdi mu tracé ñu ko jox ñu ko donc dañu bëgg président de la république xuloowunu jàmm la ñuy dox jàmm la ñuy woote waaye dañoo bëgg li nga xam ni suñuy maam dañoo ko bàyyi ak ñoom suñuy bàyyi ko ñu moom ko mosuñu ci am benn problème dañu bëgg jàmm jooju mu continuer ca yow yaa nu ko mën a jox ci ni ñu koy joxe mooy soo yebalee say ndaw di Malika bu leen fa defati dara bàyyi leen ak seenu suuf jàmm rek mooy am. beneen ponk ci xibaar yi muy nawet gi la weesu ca région de Louga nemmeeku bi mooy la tukkee ca suuf ga nekk na lu am solo naam am na ay jafe-jafe lu ci mel ni gerte gi baaxul lu ci ëpp te li ko waral mooy ji gi liñ doon ji biñ leen doon séddale dafa baaxul noonu le te leneen li it yenn ci ay producteurs dañoo gis ni li ko waral mooy suuf si loo fa béy it ay jafe-jafe képp nga ci jëlee reportage Thierno Fall ca Louga. ndox mu bëri mi nga xamee ni si wàcc na fii ci Njàmbur ci nawetu 2020-2021 lii di rendement yi moom nemmeeku nañ ni daal dina yokk bu baax a baax donte sax am na yenn jafe-jafe yuñ ci nemmeeku. ñoo ngi ci doon am njàqare ndax mbas mi par rapport ak mbas mi amoon na njàqare ci wàllu koom-koom waaye yàlla dafa def bi mu tawee rek amul pause daanaka ba nawet bi wàcc moo tax wax dëgg yàlla ci wàllu ñebbe ci am nañ ci façon ñebbe boo xam ni wax dëgg yàlla moom dimbal nañ ci bu baax a baax ba nga xam ne métti bi ñu doon séntu ci mbas mi wàññi ko na ci bu baax a baax. gerte gi tamit rendement yi baax na waaye li cat li mooy poids bi moo néew doole lool ci yenn gox yi. wàllu gerte gi aussi gerte gi am na naam waaye fi nga xam ne moo doon joor gi moo ci am tuuti rëq-rëq mais fi nga xam ne deg joor ak deg wër yàlla gerte gi nam daan mel la mel waaw lii am rëq-rëq bi ci joor gi mooy woyefaayu gerte gi. woyefaay bi nga xam ne gerte gi woyef na ko rek mooy rëq-rëq teewul sax am nay doom meññ na mais dafa woyef. jafe-jafe yooyu nag ginnaaw dogalub yàlla baykat yi jàpp nañ ni lii di jiwu bi am na ci wàllam. ndax tey gerte gi bu baaxee sax it dana ci am loo xam ne lu ci gën a bari dafay toj ba nga xam ne mën naa wax ne tey boo ko doon xool la ciy baax buñ ko doon tànnaat maanaam 50% doo ci am lu ko ëpp am na ci lañ ñoo xam ne ci darul baax sax far. ndax ñi nga xam ne ñoo opérateurs yi am na ñoo xam ne ci li ñuy joxe du jiw tool yi li nga xam ne ci tey moo ci nekk yi tamit léegi nit ñëpp dañu daan jël engrais ba mu doy semence ba mu doy yooyu nag léegi mooy li nga xam ne ci moom manqué fi mu nekk nii. leneen lu nga xamee ni jafe-jafe la ci diwaanu Louga mooy ñu bëri ci baykat yi gisuñu seen bopp ci nawet bi li ko waral rek mooy amuñu woon moyen ngir mën a bayee ni ñu ko bëggee. muy exploitation familiale excitation familiale yooyu daf ci am ñoo xam ne dañoo xam ne néew doole. benn ci wàllu jumtukaay ñaar ci wàllu man-man muy ay moyen ñetteel ba ci wàllu dund parce que nit ki bala nga ni naam ne fa te saako bi deful du taxaw loolu mooy seen gàllankoor ñoom itam ndax man-man ñàkk man-man gi mooy mun ñoo am jiwu mun ñoo am ay intrant pour mën am production bu baax. nawet bi ñu dëgmal ren jii nag ñii di baykat yi ñu ngi koy waajal bu baax a baax ñoom tàmbali nañu ruuj tool yi waaye itam di xaar nguur gi nga xamee ni moom itam mi ngi waajal séddale lii di matériel agricole bi semence yi ak itam engrais bi. am na fanweeri ndaw yoo xam ne ca jam ñaajo lañ nekk ñoom tamit ñu ngi leen doon tàggat ci yan anam la ñu mën a fexe ba gën a am ay xam-xam ci wàllu mbay moom la ca boppam mouvement citoyen bi di Green Sénégal moom moo sabab projet bu ni mel waaye ñoom la ñuy naqarlu nee nañu mooy ministre bi ñu dénk wàllum microfinance ak na muy doxalee daanaka xamu ca lu bëri kon faaw mu jege ñu mel ni ñoom ñu mën koo wax naka la war a mën a doxalee ngir taxawu leen ñu ngay sàkku sax ab audience ci ministre bi di Zahra Iyane Thiam dañ ciy déglu Fallou Sall moom moo jiite mouvement citoyen boobu di Green Sénégal ci micro Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. économie sociale solidaire et les emplois verts moo tax ndaw ñi nekk sama ginnaaw tey ñii ngi ci élevage ñii ngi ci agriculture ñii ngi ci reboisement mangrove bi ñii ngi ci transformation produits halieutiques yi keccax beeg yeneen ak yeneen ñii ngi aussi di def la recyclage
produit plastique yi di ko defar ay fauteuil di si def ay salle de classe di si def li nga xamante ni tey dañ koy sànni mu yàq sunu environnement xale yaa ngi koy jël di ko defaraat di ko dugal sunu si biir kër yi defar boo xamante ni ku ko gis xam ni ñi am nañ expérience am nañ expertise pour mën a yor Sénégal ndaw ñi ma gis ñi nekk sama ginnaaw tey jàngal nañ leen jàngal boo xamante ni tey fépp ku nekk Sénégal kenn mën na si développer Sénégal si kaw loolu dañuy ñaan ministre bi mu toog ak ñun waxtaan ak ñun ñu wax ko fu ñu jaar ba réussir l'économie sociale solidaire parce que ni ñu ko gisee muy defee du ne amu si xam-xam mais day làmbatu te ñun làmbatootuñ danoo daj ba tëyee comme nag dañ nañ ba tëyee dañuy ñëw ñu toog moom échanger ak moom wan ko fi ñu teg suñu tànk ba egsi fii pour mooy mu gën a yëkkati l'économie sociale solidaire. benn soxna bu mën góor ñu ngi leen ko doon wax ci ndorteelu xabaar yi moom lañ leen di wanale tey jilee Ndeye Khady Gueye lay wuyoo moom day dawal camion bu ngeen xamee ni secteur boobule lañ cey gis ci ay soxna bëriwul lu ci ëpp ay góor ñoom ñoo cay nekk mu di ab liggéey bu mu sopp moom Ndeye Khady Gueye atum 2016 ba léegi mu nga ca nee na yeneen jigéen ñi lim leen di wax rek mooy ñu fexe ba góorgóorlu dugg ci métier bi amul lenn luñ cay ragal nataalam dañ ciy ànd ak Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. mu daal di jóge yéen googu nga xam ne fa la nekk ngir mën a dem dawali otom bii di ab camion mbëggeel gi dox ci diggante waajur wi ak transport doorul tey lépp nag mu ko commencé ba mu nekkee ab receveur ci benn bus tata yooyu sax nag ci la commencé di dawal ci atum 2016 ci la dem ci camion yi. ñu ci raayante bu baax daal pour def le tout avancé le dëkk bi def le tout sutura suñuy waajur ak suñuy rakk ak lépp taxawu leen si lépp nag wax dëgg yàlla jom rek moo ñu si bàyyi. bu fekkee ne tey ji nag ràññeeku na ci njàppalek boroom këram ci la bokk moom moomu nga xam ne saa su nekk daf koy ñaax. mel ni corona daaw bi rek bi mu amee ma toog ay fan liggéeyu ma rek mooy ma lu la teree liggéey ma ne ko noonu suñu entreprise dañoo arrêté jox ñu préavis da ngay gis moom day dox si pour ma liggéey day dox di lijjanti di dem ci ay entreprise ba naan est-ce que duñ ñaanal sax ma naan ko noonu yow rek boo ma ñaanalee yaa samay waajur rek doy na ma. ñi mu bokkal di liggéey bés bu yàlla sàkk ñuy gis jigéen ju takku tey te fonk lool li muy def. liggéey bi mu ngi koy def ak amour ak fierté bu toogee si direction oto bi pour moom jigéen nekkatul jigéen quoi góor la comme ñëpp donc dóor waar moo ko tax a jóg. ngir naka ñaax yeneen jigéen ñi ngir ñu roy ci moom xam ne amul benn métier boo xam ne dañu naan góor moo ko moom bala jigéen moo ko moom mi daal dinay am ay pexeem. bu ma dikkee si dëkk sax man damay wàccee verre bi comme ma jaar ay Diamniadio wala ma doon dem ay Tamba di kii dëkk bu ma jaar damay wàccee sama verre pour bëgg jigéen ñëpp di ma gis. comme ni ko olof di waxee rek kuy xalam di sa jaayu moom mi nekk mu profité ci occasion bi ngir daal di bàyyi xel lool fa mu cosaanoo nga xam ne tey jii amuñu courant. maa ngi ñaan président Macky Sall mu jàppale ñu si loolu dëkk bu ma juddoo di kër Alaaji Maabee ba léegi amul courant. jigéen ji nga xam ne bokk na ci ñu néew ñi nga xam ne ñooy dawal ay camion di sàkku nag ci état bu Sénégal mu gën leen a bàyyi xel. jërëjëf Abdou Diouf Diagne dañuy egsi ci ponk bu mujj li yëglekaay yi xëyee tey ji la ñu ànd ceeg El Hadj Assane Gueye. ndaje ma doxoon keroog ca palais ba diggante président de la république ak syndicat yi ak lanu fa jëlee doon lu yéenekaay yu bari xëye tey ci observateur président Sall lank caa doon mu ne kuy wax lum dul def ma nga naan syndicat ya taxaw jaamaarloo ab grève moo ma gënal signé accord yoo xamante du ma ko doxale lu ñeel autoroute péage géeg nii ŋàññi certe gi ca paas ya président Sall ba tey observateur ne yoon wu baax daa am njëkk lu ko mooy am na yoon weneen wu jaar ca wet ga ak i kàmbam Abdoul Mbaye ancien premier ministre ci Vox Populi ne ko waaw ba tey choix la waaye di ko fàttali moom njiitu réew mi ne yooyee kàmb ci yooyu tali état lank defaral askan wi moo jural askan woowee accident ba ci bakkan yu rot Guy Marius Sagna ne président nangu na kon ne ñaari yoon a am Sénégal bu borom barke ak bu baadoole yi Ousmane Sonko ne askan wi ci boppam ñoo mérité wul loole président bu koy delloo ci ñàkkam naan ko yoon woowee des su dee yoroo moom président de la république mel ni kuy tontu ci Le Soleil di ca wax ni ko askan wi ñoree social gi mu ne mooy mësa doon ci xoluk ay yitteem ci yéenekaay bi di L'As président Macky Sall ak i dëggam ak lu néew la fa syndicat yi jëlee waral yéenekaay bi ne plate bu tàng la leen taajal keroog ca pale ba moom jiitu réew bi nag benn di leen xamal ne ngëneel li fonction publique mënee su ko gàddu rek dem ak moom ci lu sax mënee su la it di wéy di dundal ak yorey mag ci fonction publique gi cay tardeel ndaw yi bëgg a dugg ci marché xëy mi boytu kopparu réew mi it président ne mënta dëkkee yi leble ndax état du banque lu jëm ci juróom-ñetti junniy prestataires yi Sénégal it mu ne xel xalaatul recruter leen ci le quotidien président de la république ne mënee su la wéy di entretenir ay mag ca ndaw ñi ne gaañ
taxaw di fëgg ngiram xëy ñoom it Sud Quotidien ne muy yokkuk atuk à la traite gi ba juróom-benn fukk ak juróom di wàññiteg l'impôt ci salaire yi syndicat yi bëggoon ci moom di forfait ci wàllu ndox ak courant fépp Macky lànk na Les Échos jàpp ne moom président keroog ci ndaje mi ay dëgg yu mu woddul benn yoon la yeggee syndicaliste yi atum à la traite du juróom-benn fukk ak juróom mu ne du ko def yokkum salaire yi ma ne su la yittewoo rek cim réew téeméer ak juróom fukki junniy sénégalais yokkal leen ba ña des ne ay doomi Sénégal péage gi muy fàttali ñi gisab certe ci yoon wa ne yoon wene na nga ca wet ga La Tribune moom xëy jukkee ca ndajem keroog ma waxin wi ñu ne président day mer rek le président s'énerve ca xamuñ ñu ne lu ko waral ab jege ñaale président nag daa war a am sago ak di yamale ci waxam ak doxalinam loolee Maodo Malick Mbaye ni waxee ci lii quotidien yéenekaay bi jëlaati waxam démb ci grand jury ak RFM moom directeur général ANAMO muy dàq ni ministre chef de cabinet bu président Mame Mbaye Niang waxee ci ñenn ci ministre naan ay incompétent la ñoog yeneen gouvernement mu ne solidarité ci war a jiitu wàllu parrainage gi Maodo Malick Mbaye ne ànd na ca ndax nag segg munta ñàkk ci fu téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti mbër ndoppee wàcc arène bi ngir bëre waaye la mu ànd moom Maodo Malick mu ne mooy dogal bi ñu yógoo ca mu doon ak juboo di consensus lu ay def ndekee sa bopp ca nag def lu baax du mës a nax saay misaal gi di nettali source a diggante jaraaf bu ndakaaru ak président Lamine Diack mi nu fayal caution incha allah ba nu yaakaar ak ñibbisam ndakaaru ayu bés bi yéene kaay bi ne ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki millions yi jaraaf génne jële ko ci njaayum terrain club bi su soosee ndekee président Lamine Diack ko mayoon club bi jaraafam ndakaaru atum 1970 fanweer ak benn ci at tey sunu borom wane ngënee li def lu baax source a ne jaraaf nag jox nañ leçon kóllëre dëgg ñi président Lamine Diack defal lu ne démb ca tey bi ñuy waxi caution fayal ko ñu ne mes ne mër wàllu wér-gu-yaram observateur dalal professeur El Hadj Niang responsable école de formation en imagerie médicale bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu jëm ci tiis fa woon ca Linguère mu ne daan moom faw mu am munta ñàkk la woon it ci hôpital bu Fann neb lakk ca fay dalal ñi amee jàngoro corona professeur ñaane ëpp naa tuutal corona gi nag la muy bañ ak naagu professeur Moussa Seydi ci Le Soleil ne ak variant yu bees yi yittey bépp réew guddeeg bëccëg moo war doon di surveiller yooyu doomi jàngoro yi sopparñiku lamb ji la ñu jeexale gis-gisab deuxième tigre bu Fass Moustapha Gueye ci lamb bi Bombardier Balla Gaye 2 mun na doon ak fiir mu ne combat piège ci Balla Gaye 2 Tapha Gueye jàpp ne su bëggee ne faax toogaay bu jekk ci ëttu VIP lamb ji faaw mu daan. jërëjëf El Hadj Assane Gueye sant leen yéen tam ci ànd beeg télévision Futur Média yeneen xibaar 18h30 incha allah ak rédaction bi di leen ñaanal koorub jàmm ñu yendu ak jàmm jërë ngeen jëf. Mm-hmm.